yàlla ko bàyyi ko sagom ba mu mën a yeggali li mu mëbët pour réew mi parce que ñaan mooy gàllaaju jullit président mu ngi leen di féliciter bu baax si ngeen ko jàppale si dialogue islamo-chrétien bi am Sénégal mu nekk socle boo xamante ne socle bu wér la pour développement dëkk bi mi ngi xaar seen conclusion ba ma laa terminer ma nuyu très fraternellement notre ami et frère maître Madické Niang ñu ngi leen nuyu bu baax di la ziar wasalaam. jërëjëf monsieur le ministre ci kàddu président ñu ngi ñaan rek tuuti ndax leçon discours inaugural bi ci ko war a def di sëñ Abdoulaye Thiaw ñu ngi ñaan xudur bi kilifa yi sëñ Thiaw waaw sëñ Salay Thiaw incha allahu rabbi di doom ci xalif général Layeen incha allahu rabbi moom mooy def discours inaugural bi te ki nga xamante ni moo koy présenté di professeur Mounirou Sy ci taxawaayam waaye ñu bàyyi xel ni Khalifa Jaamal délégation am ñëw na maam Abdou Cissé ñoom ñëpp dañu lim seen tur incha allahu rabbi waaye ñu xam ne lii ki ko def da koo def ngir yàlla jàppale diine di Ahmed Saloum Nasruddin keroog rek maa ngi koy waxtaan ak Serigne Serif Mballo ci taxawaay yi nga xamante ne moom nga am waaw sëñ Makhtar Diène conseil présidence conseil à la présidence teew na fi kii da ko def uniquement def ko participation laaju ci dara ngir lan jàppale waa AES waaye jàppale boppam ndax ci diina ji la bokk nga xamante ni numéro la bu spécial ni leen lépp danaa leen ko defal Ahmed Saloum Nasruddin moo def lii tey kon defati na la mu daan def ñaan sunu borom subhanahu wa taala yàlla bàyyi ko fi zuxran lil islam wal muslimin loolu ñëpp xam nañ ko keroog rek laa ciy waxtaan ak sëñ Serif Mbaalo mu baax mii ci taxawaayam kon dafa mel ni kon bala ñoo dugg ci loolu ñu fàttali lii nga xamante ni yóbbante yi président def ndax panélistes yi ay universitaires lañu ay gëstukat lañu ay borom xam-xam lañu ndax réew mi dafa laaj borom xam-xam yi di communiquer parce que saxaabi du vide mukk bët bu seen moo ko sëñ Sam ni ko boo leen noppee gaa yi wax rek yéen ñi nga xamante ni xam ngeen dara nag te bind dara waxal leen ak gaa ñi parce que ñu mën a orienté woo soufisme lan la du matière bu ñu sif mooy comportement la waaye la koy lal mooy xam-xamu diine yi kon islam ihsan tasawuf maanaam ihsan mooy tasawuf al iman ak islam ak ihsan yooyu daa mënta ñàkk ci doomu aadama te loolu la ci sunu mag ñi sunu mag yi ñag moom parti ba ñu bokkoon mooy Bennoo Siggil Lislaam mag ñépp ci la ñu bokk Bennoo Siggil Lislaam loolu it sëñ Maam Cheikh taxaw ci loolu ngir suqali ko kon ñu ngi jox sëñ Muniru mi nga xamante ne moo war a présenté incha allahu rabbi ki nga xamante ne moo war a def discours inaugural bi sëñ Muniru bisimilah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Monsieur Abdoulaye Diouf Sarr, représentant le chef de délégation du président de la République, son Excellence Macky Sall, Monsieur le Grand Serigne de Dakar, Abdoulaye Makhtar Diop, Monsieur Serigne Modou Kara Mbacké, représentant de l'ensemble des chefs religieux et des foyers religieux du Sénégal, Mesdames, Messieurs les autorités religieuses, culturelles, coutumières, administratives et politiques, en vos grades, rangs et qualités, il se veut en tradition que dans un colloque, que celui qui prononce la leçon inaugurale soit présenté. Et selon un adage très célèbre, on ne devient que celui qu'on a été. Et Seydina Issa Laye Thiaw est l'illustration parfaite de cette pensée. Quel périlleux exercice que de parler de Seydina Issa Thiaw Laye, malgré l'entreprise malaisée, on va s'évertuer à la réaliser en disant peu de lui, parce que tout de lui ne saurait être dit.
Mais avant d'aller vers le personnage, à savoir l'autorité confrérique, qui nous intéresse davantage ici, campons laconiquement, pour ne pas froisser son humilité, la personne de Seydina Issa Laye, c'est-à-dire l'homme. Je vais très vite vous camper sa personne avant de vous décrire le personnage. La personne. L'eau est source de vie et point de vie sans eau. Un corps sans vie est un corps sans âme. Ces deux paradigmes sont consacrés par le Coran et confirmés par la science. Allah subhanahu wa ta'ala, fil Qur'an al-Hakim, nous dit dans la sourate Anbiya, Kanata ratfan fafatahna wa ja'alna min al-ma'i kulla shay'in hayy. Quand le tout était un, j'ai séparé les composantes et de là est apparue l'eau qui a donné naissance et existence à tout. Allahu Akbar. Ces références introductives peuvent surprendre et vous pouvez vous poser la question: quelle est la relation entre l'eau et Seydina Issa Laye Thiaw? Pourtant, la relation est très ténue. Parce que d'abord, il est un enfant de l'eau. Il est né entre le fleuve et l'océan, le Waalo et le Cap-Vert. De sa lignée maternelle, il est un digne fils du Waalo. Sa mère, Hadja Awa Samb Niang, est originaire de Mbane, ce fief des érudits que le fleuve Sénégal borde entièrement avec ses affluents et ruisseaux comme le fleuve Lamsar. De sa lignée paternelle, plus connue, le fils aîné du khalife général des Layènes, ici présent, à savoir Seydina Issa Laye lui-même, est un enfant de l'océan qui arrose les rives de Yoff, de Seydina Limamou, son illustre arrière-grand-père, fondateur de la voie Layène, et les rives de Cambérène, de son vaillant grand-père, Seydina Issa Laye. Né entre le fleuve Sénégal et l'océan Atlantique, Seydina Issa a toutes les vertus de l'eau. La grandeur de sa naissance reflète l'immensité de l'océan. La douceur du fleuve rappelle le calme et la tendresse qui les habite et qui l'habitent. Cette conjugaison en lui apaise les cœurs tendus avec son verbe qui adoucit l'égaré. Il étanche la soif du chercheur par sa vaste culture de la société sénégalaise et sa solide connaissance de la sociologie islamo-wolof. Pour tout cela, il est très lié aux vertus de l'âme. Comment s'appelle-t-il? Seydina Issa. Son homonyme, le prophète de Bethléem, fils de Mariam, n'est-il pas appelé Ruhullah? Et le soufisme que l'AIS se veut de servir aujourd'hui, l'âme ne se nourrit que de croyances et de pratiques ésotériques et mystiques que le zikr constitue comme piédestal. Très jeune, le fils du khalife général des Layènes lui a ouvert un boulevard de chantier qui a fait de lui, avec son oncle paternel Seydina Ousseynou Laye, arraché à notre affection, le coordonnateur général de l'appel de Seydina Limamou, qui célèbre cette année son 138e anniversaire les 16 et 17 avril prochains. Mais qu'en est-il du personnage? Plus d'une soixantaine aujourd'hui, Seydina Issa, comme tout bon fils de Dara, a fait ses humanités dès sa tendre enfance auprès de l'érudit de Malika, Serigne Baye Mor Mbodj, qui tenait une école paternelle, une école coranique dans sa demeure paternelle. Ayant acquis les rudiments de la langue arabe et les bases du Coran, il fut pris sous l'aile du grand maître, le nommé El Hadji Mamadou Sakhir Gaye, Mouhaddam de Seydina Issa et cousin de Serigne
Ahmad Lo Koki et des lots de Nyomre. Ce maître, je termine, ce maître, grand poète et écrivain de renom, lui a enseigné le savoir au sens large, avec le Coran, les sciences coraniques, la grammaire arabe, le fiqh, le bayan, le usul, entre autres. Sorti de bonne école, il s'envola au Maroc pour étudier dans l'illustre université Mohammed V de Rabat avec l'actuel roi du Maroc, Mohammed VI, et il y obtint en 82 une maîtrise en droit public dans la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales. En 83, il intègre l'université de Dakar dans l'école normale supérieure qui lui valut d'être enseignant de 84 à 88 au CM Ibrahima Thiaw. En 1988, notre récipiendaire embrassa une carrière diplomatique en intégrant le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur à la direction des organisations internationales sous le magistère du professeur Ibrahima Fall. Il y travailla avec messieurs les ministres Moustapha Niasse, Djibo Leyti Ka, Seydina Oumar Sy, pour ne citer que cela. Avec la 9e législature, il sera élu député à l'Assemblée nationale et avec comme collègues parlementaires messieurs Abdoulaye Bathily, Amad Dansoko, Abdoulaye Faye et Abdourahim Agne. De 2009 à 2014, il a été élu conseiller municipal à la ville de Dakar, tout en étant, entre 2010 et 2012, président du conseil d'administration de l'Agence nationale de l'aviation civile du Sénégal, actuelle ANACIM. Et depuis le 21 octobre 2016, il siège au Conseil économique et social. Malgré ce brillant parcours et cette riche expérience, il vit avec une alsière discrétion, au point que, quand je suis venu le voir pour obtenir son CV et quelques éléments de sa vie, il m'a dit avec un air moqueur, dites simplement que je suis un Ndongo Dara. C'est pourquoi nous lui lançons un appel, en vous félicitant de répondre à notre appel. Lui, le coordonnateur de l'appel, de nous lancer l'appel de l'islam par rapport à la paix. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تفضل يا أخي. شكرا 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 شكرا. Ben xam naa benn précision lay def rek, c'est le Haut Conseil des collectivités territoriales au lieu de le Conseil économique et social. jërëjëf. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafi khalqillah sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. معالي الوزير الممثل لفخامة رئيس الجمهورية سيدي مكي سال، فضيلة الشيخ الأخ سيرين مام شيخ مبكي خادم أوبا، رئيس الجمعية لخدمة التصوف بالسنغال، أصحاب السماحة والشيوخ ممثلي البيوتات الدينية والجمعيات الإسلامية، أيها الحضور الكريم، يطيب لي في مستهل كلمتي أن أتوجه بأذكى آيات الشكر والامتنان إلى فخامة رئيس الجمهورية سيدي مكي سال وإلى حكومته، كما أشكر الحضور الكريم الممثل بأصحاب السعادة السفراء أو من ينوب عنهم. أيها الإخوة، فلنحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر لنا هذا اللقاء المبارك في رحاب التصوف وتحت رعاية سامية
لخلفاء الطرق الصوفية في بلادنا أعزهم الله وأبقاهم ذخرا للإسلام والمسلمين. ورضي الله عن السلف الصالح أجدادنا الميامين الذين رفعوا راية الإسلام خفاقا وصوته عاليا، كانوا مصابيح الهدى، آمنوا بربهم أعمق الإيمان وأخلصوا له، وتفانوا في حب الله سبحانه وتعالى وفي حب رسوله الأمين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، لمعرفتهم السلام كانوا حقا قادة التطور والتقدم في شتى حقول المعرفة والفكر النير، لمعرفتهم أن دينهم يقاطب العقل ويناهض التخلف الفكري والعقائدي. كونوا مدارس للتربية والوعظ والإرشاد، وقد تخرج من حلقاتهم ومجالسهم علماء عاملون أصبحوا أقطابا في التصوف. نجتمع اليوم بصفتنا ممثلين لهذه الأسر العريقة، وفي اتحاد كلمتنا تأمين وتعزيز للركائز السلام، وتقوية لأواصر الأخوة، مسترشدين بمنهج سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم، الذين وقفوا في مواجهة المغالاة التي من نتائجها ميلاد ظاهرة أصبحت اليوم جرثومة العصر، أي الإرهاب. أيها السادة، إن مثل هذه اللقاءات التواصلية يجب أن تستثمر، أقول يجب أن تستثمر لتصحيح بعض المفاهيم المغلوطة عن طريق الحوار المثمر الذي يشكل حسب رأينا عنصرا أساسيا لإفشال مخططات من يقومون بالتوظيف الدين لتصفية الحسابات وترويع الناس واستباحة دمائهم، تيارات كما قال البعض تدعم مقولات ذات تابع شعاراتي وتأويل سطحي للنصوص الدينية، وتنتهج ثقافة الإقصاء لمن لا ينتمي إلى فكرهم أو مدرستهم، كما تستقطب الشباب بغزل الأدمغة وتسميم العقول. فظهور هذه الجماعات المسمات بالمتشددة يستند إلى الفهم القاطع لمبادئ الدين الإسلامي وقيمه السامية، وعدم وضع الإسلام في سياق صحيح كدين قادر على التجدد مسايرا لمستجدات العالمية بكل مكوماتها ومشاربها الفكرية. كما قال أحد المفكرين: إن من الحزن الشديد أن باتت أسابيع الاتهام كلها تتوجه إلى الأديان رامية إياها بتهمة صنع الإرهاب، وكلنا نعرف أن الأديان جاءت لترسيخ مبادئ السلام بين الناس ورفع الظلم عنهم. وفي هذا الصدد يقول الدكتور حمدي زقزوق الوزير المصري السابق للأوقاف، يقول: إن القرآن خصر الرسالة المحمدية في مفهوم لا ينبغي أن يغيب عنا على الإطلاق، وهو الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الرحمة والمحبة وجهان لعملة واحدة، ولا نتصور المحبة بدون الرحمة والعكس، وليس مجرد شعار ولكنه عقيدة. إذن فالتعددية واختلاف الناس فكرا ولغة وثقافة طبيعة بشرية. يقول تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا ما رحم ربك ولذلك خلقهم. أيها السادة، إننا لندعو المسؤولين وبالخصوص الدعاء وكذلك وسائل الإعلام إلى ضرورة مضاعفة الجهود
لترشيد التدين وحماية الشباب الشريحة الأهم في المجتمع من الوقوع في براثن الغلو والتطرف، وكذلك بالتزام المنهج الصحيح القائم على الوسطية كما قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، والقائم أيضا على اليسر ورفع الحرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقوله أيضا جلت قدرته: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يقول صلى الله عليه وسلم وقد قالها ثلاثا أو كررها ثلاثا: هلك المتنطعون أي المتشددون في غير موضع التشدد. وعلى الضوء هذه الوسطية يقول المفتي العام للمملكة العربية السعودية الشيخ بن عبد الله آل الشيخ، يقول: إن أفكار التشدد والتطرف والإرهاب الذي يفسد في الأرض ويهلك الحرث والنسل ليس من الإسلام من شيء، بل هو عدو هذا الدين، والمسلمون هم أول ضحاياه. وختم كلمته بدعوة إلى ضرورة تنسيق الجهود التربوية والتعليمية والدعوية والتنموية لتعزيز فكر الوسطية والاعتدال النابع من الشريعة الغراء. إذن يجب تضافر الجهود. إذن يجب تضافر الجهود لكسر شوكة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله واتساس جذوره على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. أيها الإخوة، بما أن محاربة ظاهرة الإرهاب تتطلب جهودا جبارة وتعاونا دوليا على أرفع المستويات، نرى أنه من الأهمية بمكان إنشاء مرصد دولي يكون له فروع إقليمية ويمول من طرف دول وقواس. من مهامه أولا تبادل المعلومات ورصد تحركات الإرهابيين ومن يمولهم من أفراد وشركات ودول. ثانيا تشجيع حوار إنساني مسؤول يقوم بتعزيز القواسم المشتركة بين الأديان والثقافات الإنسانية، وذلك بتكوين إطار قانوني يتولى البحث في كل القضايا التي تهم الإرهاب والإرهابيين. ثالثا مساعدة الطرق الصوفية وتقويتها ماديا ومعنويا لتقوم بدورها التربوي في تعزيز الواسع الديني لحماية الأسرة من الانحلال والتفكك، والاستفادة من خبراتها في نشر الإسلام الوسطي وفي التعايش السلمي بغض النظر عن الانتماءات الطروخية والطائفية والمذهبية أو العقائدية. بين قوسين السنغال كنموذج حي للعيش المشترك بين كافة الطرق الصوفية والأقليات الدينية الأخرى كالمسيحية وغيرها. رابعا مساعدة الدول التي تئن تحت وطأة الفقر في إفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية وغيرها، وذلك بإنشاء مشاريع تنموية للحيلولة دون وقوع الشباب العاطل في أحضان الإرهاب. خامسا إصدار قانون دولي لحماية المقدسات الدينية من التخريب والتدنيس المساجد والكنائس والبيع، كذا الآثار التي أنتجتها الحضارات الإنسانية. أيها السادة، السلام فيه الاستقرار والأمن والأمان، أما العنف والإرهاب والتطرف تتهاوى بسبب الأرواح البرية. وفي ختام كلمتي أتوجه بأسماء آيات الشكر والتقدير إلى أعضاء اللجنة التحضيرية لهذا الملتقى على الجهود العظيمة التي بذلوها خدمة منهم في تنوير الأمة وتفسيرها معالم الطريق. وأتمنى للجميع النجاح والتوفيق، وأن يحقق المولى سبحانه وتعالى ما نتطلع إليه من التصدي لهذا الفكر الإقصائي الظلامي في معالجة أسبابه وتأثيراته السلبية على المجتمعات الإنسانية كلها، والتفرق لتنفيذ الخطط التنموية الشاملة المستدامة لفائدة الأجيال الآنية والمستقبلية، مع تمسكنا بأهداف الدين الإسلامي الحنيف قولا وعملا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
jërëjëf ñu ngi sant bu baax ñu ngi sant ci discours bu am solo boobu nga xamante ni ñu bari dégg nañ ko ci loolu arabe waaye tamit ñi koy traduire ñu koy dégg ci français wax dëgg yàlla ñu ngi sant bu baax. léegi nag dafa mel ni daje bii nga xamante ni li ko tax a jug mooy la fi mag ñi bàyyi woon ñu suqaliko ak taxawaay yi nga xamante ni moom la ñu amoon te it ñu yëg ni kilifa yu bari ñëw nañu même opérateurs yi économiques yi ñëw ni Moustapha Tall ma nga ne la jiite leen waa Gol bi ñoom Serigne Mbaye Ndiaye Gol bi ñoom ñëpp ku ci nekk ñëw na ba ci Adrame mi wax dëgg yàlla délégation yëpp am programme nañu Moussa Faye incha allahu rabbi mooy wax délégation yi kenn par kenn waaye nag di sant bu baax mbooleem xuduur bi di sant këri diine yi ndax yëg nañ ñi ba ci kër Thierno Cheikh Moussa Camara borom xam-xam bu mag boobu nga xamante ni tey lii ñuy wax bind ci téere bu am solo kaadal ittifaq la ko tuddee tuuti kon rek nga xamante ni ñu mag ñu nekk ci sunu réew ñoom Thierno Souleymane Baal ñu demee noonu nga xamante ni dañuy bind lu bare ñu war di leen jàngale ñu dem di jéggaani Karl Marx ak Descartes wala Aristote nañ jàngale sunu mag ñii ndax li ñu def ci réew mi képp koo xamante ni réew mu développé ci àdduna amul benn réew bu développé boo xamante ni sukkandikoo ci aaday jàmbur ak culture jàmbur ci say magi réew rek li Seydul Xaaji Malik bind Cheikhul Xadim bind ko Maam Bu Kunta bind ko Cheikh Alisaan Cheikh Ibrahima bind ko Xaaji Mohamed Khalifa bind ko sunu mag ñi bind ko ngal la nañ ci sukkandiku ndax loolu mooy développement ndax damay wax ne toujours ñun ñuy jàngale management wala leadership nañ ko jàngale ci sunu mag ñi parce que ay kilifa lañu yoo xamante ni mbooleem ñañu jamonoonteel seen ci réew mi ci tubaab yi wala ceddo yi topp nañ seen ginnaaw bàyyi leen xel ngir lan xam-xam bu doy sëkk waaye maanu gu landi ak jub gu xocc ak lépp loo am Sëñ Tuubaa dañu woon ñett laa seq ak yàlla mooy lu mu santaane ma def ko kenn du ma séen ca la muy tere Seydul Xaaji Maalik moo ko seereel ma nga ceeru aw na diim te it lu mu dogal neex na ma waaye nit ñi ñett laa seq ak ñoom mooy lu ñu am ma bàyyee ak ñoom lu ma am bokk ak ñoom te duma ci ku ma tooñ ma jéggal la loolu la mag ñi séqawoon ak réew mi ba tax ñëpp topp seen ginnaaw tey kon maanaam dono yooyee dañ ko war a suqali dono yooyee dañ ko war a dëgëral te ki ñu ci gën a war a mën a jàppale nag mooy ki Sénégalais yi dénk réew mi di son excellence président de la république ndax daje yi yombul réew yi sous-région bi yëpp tàkk na yàlla na fay jàmm waaye Sénégal tàkkagul ba tey lan moo tax mooy du ñu njabootu état waaye njabooti kilifa diini yi la moo tax toujours dama naan état yéen a am légalité mais kilifa diini yi ñoo am légitimité légalité ak légitimité nag c'est pas la même chose kon nañu bàyyi xel li ñu am ñu téye ko maam Cheikh ñu jàpp ko dëgëral ko kon ñu woo Moussa Faye mu wax délégation yëpp bu ko defee ñu fa teew ñëpp ñu xam ni ku nekk diw teew na fi ak ñeneen fi teewal ak ñi nga xamante ne mbootaay yi ñëw ak mbootaay yi jóge biti réew ñu war a waajal panel bi nag sama confrère Maodo Faye di sama lépp incha allahu rabbi panel bu njëkk bi moom mi nga xamante ne moo koy idaara moo koy jiite incha allahu rabbi ak panélistes yi mag yi nga xamante ni tànn leen ci réew mi ak biti réew kon Moussa Faye bisimilah ñëwoon nga wax mboolem délégation yi fi aw ak yi fi ñëw ak yi fi waaj a rotti ak ndaje moo xamante ni wax dëgg yàlla le 18 mars la sëñ Ousseynou Kane wax dëgg yàlla ci stade Marius Ndiaye di santaat bu baax nag AIS waaw AIS sant leen bu baax a baax a baax bismillah waaw kon en tant que membre de la commission scientifique ñi ngi gërëm ñi fi teewoon ñëpp ci première partie bi ndax cérémonie officielle bi mooy doog a jeex te Seydina Issa dafa war a dellu Ndar ñi mu naroon a àndal feesal salle bi yëpp dañ ko jiitu Ndar parce que dafa amoon programme bu mu tënkoon ëpp na 2 weer léegi ñu bëgg nag le premier panel bi nga xamante ni Serigne Maodo Faye moo ko war a nu mu tuddati moo ko war a modéré ñu installé wu le temps que ñu libéré Serigne bi ñuy ñaan salle bi kenn bañ a bouger bu ñu paree donne-moi le programme s'il te plaît voilà bon donc le panel bu njëkk bi bi nga xamante ni Maodo Faye moo ko war a jiite te liste bi ñu distribuer le programme bu ñu paree ñu attaqué ko bu jeexee
ci la ñuy def pause déjeuner à 15h ñu dellu si waat 15h30 jeexal ñaari panel yi def le rapport de synthèse donc ñi ngi ñaan salle bi kenn bañ a bouger ñu libérer rek podium bi ci kaw le temps que panel 1 bi installé wu asalaamaaleykum. Son Excellence Monsieur Macky Sall ci ndigalu Serigne Mountakha Bassirou Mbacké xalif général di association islamique pour servir le soufisme moo fas yéene amal colloque international bu mag a mag bu ñuy waxtaane lépp lu jëm ci l'islam ak jàmmu àdduna colloque boobu di ay waxtaan ak i diisoo yu ay boroom xam-xam yu mag di seq bawoo ci Afrique ak fépp ci àdduna bi jàpp nañ ko samedi yemook ñetti fan ci weeru mars 2018 ca King Fahd Palace. À l'instant donc le modérateur Mounir Sy qui se trouve être un professeur donc à l'université de Thiès, il est revenu un peu sur je pense bien qu'il a été précédé au courant donc de son allocution par le ministre. Vous l'avez sans nul doute rectifié par vous-même qu'il s'agissait bien évidemment du ministre de la Santé et de l'Action sociale Abdoulaye Diouf Sarr qui est venu représenter le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne et par ricochet le chef de l'État, le président Macky Sall, est revenu un peu sur la destruction de monuments historiques au niveau donc de Tombouctou. Je pense que des actes souvent commis par que ce soit des gens qui le font au nom de l'islam et qui malheureusement tel n'est pas le cas parce que l'islam est une religion de paix. Le mot de bienvenue de Cheikh Mam Cheikh Mbacké Khadim Awa Balla qui se trouve être donc le président de l'AIS, l'association islamique pour le soufisme. Serigne Modou Kara Mbacké n'aurait ni lui aussi à lui emboîter le pas. Je pense bien qu'il est revenu un peu de fond en comble sur les rapports donc, qui unissent les confréries au Sénégal, des rapports historiques qui aujourd'hui méritent bien d'être perpétués. Abdoulaye Diouf Sarr, je pense bien que je l'annonçais tout à l'heure qu'il est revenu un peu lui aussi de fond en comble sur l'importance de cette manifestation, une première du genre au Sénégal, un colloque international sur le soufisme, précisément sur la paix au Sénégal. Mo Abdoulaye loolu lañ fi jotoon teewlu ci li nga xam ne mooy première partie bu colloque international bi nga xam ne nag dañ ko jagleel wàllu islam ak jàmmo te ñu rectifier rek ak téléspectateurs yi que ni ki nga xamante ni moom mooy ministre de la santé et de l'action sociale Abdoulaye Diouf Sarr moom moo fi ñëw teewal fii le premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne waaye tamit njiitu réew mi son excellence le président Macky Sall moom ci discours mënees nañ cee jàpp ay ponk yu wute Abdoulaye Ndiaye. am na solo comme ni nga ko waxee qui est revenu largement sur l'essence de cette manifestation qui est également venu donc donner le message du chef de l'État, le président Macky Sall, qui d'ailleurs même donc selon lui cette manifestation entre donc en droite ligne avec la politique du président Macky Sall, d'ailleurs à travers le plan Sénégal émergent, donc dont l'axe 3 donc vraiment parle de la paix et sécurité. Abdoulaye Diouf Sarr également qui lance un appel donc à tous les musulmans de vraiment consolider les acquis donc que nos ancêtres, les grands érudits nous ont légué également pour la génération future. Le ministre Diouf Sarr également qui a sollicité des prières à l'endroit donc de la Oumma islamique pour la mission du chef de l'État pour qu'il réussisse sa mission également dans ce pays. ñu wax rek ne ni nga ko waxee sànq mboolem ñi ñuy seetaan ne Abdoulaye Diouf Sarr moo mu jëjëw teewal njiitu réew mi moom la yónni fii ngir mu indi ay yónnanteem waaye ci kàddu yi mu yëkkati wax na ci li nga xam te moom moo di jàpp ni président Macky Sall kat liggéey bi moom lañ ko defal président de la République nag moom la ñu defal xeexew bi ndax kat jàmm joojee moom itteem la président de la République mu sàmm ko ndax moom moo jiite askan wi mooy le temporaire donc mu nekk loo xam ne gis na ne tey jii bokk na ci politique am lu jëm ci plan Sénégal émergent ci axe 3 waaye tamit mi ngi ne président de la République il attend avec impatience les donc recommandations également et les conclusions tirées à l'issue de cette rencontre mu nekk loo xam te ñi ngi ciy xaar liñ ciy tënke lépp loo xam day suuxat jàmm ci fii ci xew bu Sénégal gis nañ tànk tamit li nga xam te moom moo jëm ci Serigne Modou Kara Mbacké mi njëkk a wax lu jëm ci li nga xam te moom moo di daanaka dëpp ponk bu njëkk waxtaan wi mooy nañu fexee rek théorie boobu ne maanaam ñu bañ a yem ci wax ci rek waaye ñu pratique ko jëfee ko bañ a nekk ay ñoo xam te dañu nekk ay non pratiquants loolee bokk na ci li am solo waaye tamit ni mu waxee ci ne kat kuy xeex doxal jàmm faaw rek maanaam wàllum indépendance économique am maanaam ñu fexe rek ba li nga xam te moo di da ngay am sa rek comme boo xam te ni ci mën a
jàpp nañu jàppale kuréel gi di AIS bokk na ci la mu sàkku ci état bi mu def ko ci ndax ku nekk xam ni ko Diouf Sarr waxee ministre Diouf Sarr mooy président Macky Sall la ñuy defal bile liggéey mu nekk loo xamante ni am solo la waaye tamit ñu mën a tënk ne ki nga xamante ni moom moo di rek Seydina Issa Laye di turandoo maamam Seydina Limam Al Mahdi mi nga xamante ni nii rek moom tey ji jàpp nañ ne kenn du tudd diine tamit fii ci Ndakaaru su tuddoo ko rawatina ci Yoff Cambérène jàpp ba Ngor ak Wakaam mu nekk loo xamante ni moom it wax na wax ju am solo joo xamante ni tënk na ko ci arab ngir rek umma islamique bi nañ war a defewu say nekk benn say ndax a jamaatu rahma mbooloo rek mooy li nga xamante ni mooy doxal lépp lu ñu bëgg a yóotu ci l'islam ngir mu jëm kanam. voilà wax nga ko léegi Abdoulaye Ndiaye mënuñoo wax tey ji jàmm li nga xamante ni mooy la paix sans une stabilité économique maanaam bu nit ñi amul ci lu ñu jàpp rek souvent ndaw ñi day am ne leen laa fëgg lu leen fëkk yóbbu leen te loolu bokk na ci loo xamante ni ci jamono ba léegi nekk na loo xamante ni mag ñi yàgg nañ cee yëngu moo tax ñu bëgg li nga xamante ni mooy culte mouridisme maanaam ñaax nit ñi ñu mën a dem liggéey boo xam ne dañ ko wér ci li nga xamante ni moom la fi Mame Baye woon rawatina nag dem ci mbay mi dem ci àll bi ngir mën a am ci lu mën a jàpp ndax nit ki bu amul ci loo xamante ni moom dina ci mën a jàpp rek fëkk ko day yomb moo tax ñi nga xamante ni ñu ko waxee woon sànq ñooy extrémistes yi di rek ñi mbubboo diine islam fa ñuy jaar mooy ci ndaw yi moo tax mu wax sànq ne nañu gën a ñaax ndaw yi ndax ñaax leen mooy tax tey ji mucc ñooñee fu ñuy jaar mooy dañuy xool ñi nga xamante ni gis nañu ne kat amuñu xëy amuñu lu ñuy liggéey moo tax wax ji day am solo ci sëñ Modou Kara mi ko waxee nañuy jàppale ñi ci wàllum finance ak ci wàllum koom ba nga xamante ni dañu mën a réussir seen xeex bi ñuy xeex ndax ñooñee kat ñu ngi wër ñi nga xamante gis nañ ne bu ñu leen mën a rek xirtale convaincre leen ci seen la ñu nekk di ko mbubboo di ay loo xamante ni daal dañ koy def te non conforme à la religion islamique la ñu fas yéene xale yooyu mucc ci loolu day nekk loo xam ne kon day am solo ci wàllum économique koom-koom xale yi am luñ jàpp waaye tamit jàpp ne loolee tamit day tax ñu gën leen ñaax ndax daara yi booy xool ak école yooyu yëpp daanaka booy xool ni ñu ko waxee ministre bi ca Ouagadougou la fa xew Mali daanaka gis nga la fay xew te ay réew la yoo xamante ni ñoo diglante ak Sénégal te la fa nekk kat mën naa am Sénégal mënu ci mucc waaye liñ ci mucc lee mooy ni ko ministre Diouf Sarr rappelé léegi mooy nañu fexe ba li nga xamante moo di liggéey yi nga xamante ni mag ñu baax ñi def nañ ko fi ñu gën koo ful ndondo la loo xamante ni di ay ndondo ñu war koo gën a ñàkk ba kenn du ko ñàkki kenn du ko yàq day am solo lool. voilà noonu nga ko waxee Abdoulaye Ndiaye noonu la waaye tamit bokk na ci waxtaan wi loo xamante ni gëj nañ cee ñaax askan wi ndax li nga xamante ni moo xew tey jii wala moo xew sax démb fa li nga xamante ni mooy ca Ouagadougou ca Burkina Faso di ay anam loo xamante ni jëf yoo xam ne nit ñi souvent dañuy mbubboo sol mbubbu islam ni dañoo sol lu weex tey jii taxawal diine islam alors que loolu wute naag li nga xamante ni mooy diine islam musul promouvoir lépp loo xamante ni dafa jëm ci jàmm rawatina na faat bakkan bëggul lu jëm ci wàllu faat bakkan ci anam yoo xamante ni kenn déglu ko amul benn diine bu ko digle ndax démb Burkina Faso la woon bërki démb Mali la woon ginnaaw ci lu ko jiitu tamit ci anam bu yàggul rek nekkoon na fële nga xamante ni mooy ca Côte d'Ivoire mu mel ni tey jii dem nañ ci ba jamono yegg na foo xamante ni tey benn dëkk rek rëccul ci lu mel noonu mu mel ni li nga xamante ni moom wàllu prévention maanaam aaru waajtal balaa mbir mi di ñëw sa kaw nekk na loo xamante lu am solo la. ndax fagaru moo gën faju noonu la ko wala waxee tey benn lam du yëngutu maanaam unité loolee ngir ñu réussir ko mucc ca faaw ñu defu say doon benn unité boobee bokk na ci li nga xam te moom moo dañuy fexe ba ñoom ñëpp rek di waxandoo benn kàddu ñoom ni ñu ko waxee woon sànq rek dem nañ kër diine yëpp Njaasaan ku ko tudd xam ne nii wax dëgg yàlla tudd diine l'islam ku dem fële nga xam te moo di Tiwaawan nga xamante ni wax dëgg yàlla maam Seydi Hadji Malick Sy liggéey boo am solo bay na ci waaram boo demee Taïba nga dem Léona Niassène nga dem fépp foo dem rek ci këri diine yi nga xamante ni ñoom dañoo nekk noonu say moo tax tey jii Serigne Mame Cheikh Khadim Awa Ba mi nga xam ne moo ubbi jotaay bi jiite kuréel gi wax dëgg yàlla dama naan xandoor bu demee sa waar rek daanaka wàcc na ndax li nga xam te moom mooy jëm ci moom Serigne Touba Khadim Rasoul na mu ñëwee woon fekk fi tarixa yi kenn ku ci nekk mu jël ca wird ci ngir fas yéene bañ a indi benn féewaloo gi am ëllëg kon tey jii ñoom ñëpp buñ jugee ci kër kilifa yi diine yi njabootoo fa ñëw nag ne ko yaa ñu doy ndax kat téeméer imam ci jàkka du tamit du tere kenn jiite yaa ñu doy yow la ñu jiital ci kanam kon yaakaar naa tey jii bu dinañ ci dellusiwaat léegi Abdoulaye Ndiaye dañoo bëgg rek ñu delluwaat ba dem fa ci studio 1 fële nga xamante ni mooy ci rédaction bu DTV Pape Ousmane Cissé ci jamono ji mi ngi waajal li nga xamante ni mooy xabaaru digg bëccëg gi dañuy dem rek foofu ñu teewlu ko bu ñu noppee rek ñu dellusiwaat wéyal li nga xamante ni moom mooy colloque international bi nga xam ne nag dañ ko jagleel lépp lu jëm ci wàllum jàmm fii ci Sénégal. Bismillah.
الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله لا إله إلا أنت الله أكبر الحمد لله. Application DTV. La magie de la télé vous suit partout dans le monde avec son nouveau service disponible sur les supports Windows, iOS, iPhone, Android et tablette. La DTV sous vos yeux partout à tout instant. Avec la DTV, vivez la magie de la télé. Bienvenue dans votre Minute TNT. Le sujet d'aujourd'hui s'intéresse à comment reconnaître le vrai décodeur homologué et estampillé TNT by Excaf, comment l'acquérir et comment l'installer. Sujet numéro 2. Dans le précédent numéro, vous aviez vu tout le mal qui s'est donné pour regarder la télé. Aujourd'hui, il décide de faire un grand pas vers le numérique. Issa, lui, a décidé d'aller chez Excaf Telecom pour acheter son décodeur TNT by Excaf. Yéen tamit mën ngeen dem ci suñu revendeur agréé yi nga xamantene ñu ngi partout fii ci Sénégal ngir mën a jënd seen décodeur TNT. dama ñëwoon pour jënd si décodeur TNT by Excaf. ñaar yi ñoo ci nekk ñoo ci am bii moo njëkk a génn bii moo mujjee génn. Il est important aujourd'hui de reconnaître le vrai du faux. Il existe seulement 2 décodeurs TNT by Excaf qui peuvent recevoir parfaitement le signal numérique. ñu koy jaay 25 000. 25 000 da ngay amaale ñaari weer yu ñu lay may. loolu xéewal la de. Félicitations à Issa. Il vient de faire un grand pas vers le numérique. Maintenant, il reste une étape très importante qui est l'installation. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Mais non, Issa. Jarouli, installer son décodeur TNT, c'est comme un jeu d'enfant. Tout d'abord, il faut bien vérifier si vous avez la bonne antenne, c'est-à-dire l'antenne râteau, et si elle est bien orientée pour recevoir le signal. Étape numéro 1. Installez votre carte dans votre décodeur. La puce est orientée vers le bas et au fond du décodeur. Étape numéro 2. Si votre téléviseur ne dispose pas de connecteur HDMI, veuillez brancher votre câble RCA et c'est encore plus facile car les couleurs vous guident. Étape numéro 3. Mettez le câble de l'antenne EHF à l'entrée RH-IN de votre décodeur. Et enfin, étape numéro 4. Installez l'alimentation électrique du décodeur puis le raccorder sur une prise électrique. Bravo Issa. Gis nga installé nga ce décodeur TNT te amoo ci benn problème. ñuy fàttali ne yéen ñi ñuy seetaan tamit te xaw a am tuuti jafe-jafe ak seen décodeur TNT suñu équipe ñu ngi sur le terrain dinañ ñëw ba ci seen biir kër loolu nañuy woowee campagne nemmeeku sa TNT phase 2 waaye bu leen fàtte nag ndaw yi nga xamante ne ñoom la ñuy yónnee carte bii nañ leen di wan bu ñu ñëwee seen kër looloy firndeel ne agent wu TNT by Excaf lañu lii lañ leen indiloon tey ci seen minute TNT di leen jox daje beneen yoon. Le goji séché, le fruit du bonheur, le plus puissant produit naturel d'anti-vieillissement et d'antioxydants, enfin disponible. Le goji séché, distributeur exclusif, Excaf, Business Trading, rue 14 prolongée, HLM 1 Solida. Le goji séché, le fortifiant naturel qu'il vous faut.
mbokk yi benn waxtu bu tegal ñetti simili jot na fii ci Ndakaaru li gën a fës ci bopp xibaar yi ñuy ay liggéeykat infirmier sage femme yu JICA te ñu affecté leen ci maanaam ay gox yu fasanti ko ci réew mi daal di wane seenuk naqar ca seen liggéey la ñu jàpp mooy ne lu war a jege juróom benn weer gi ni jotuñu seenuk salaire te yeneen ci ay ponk yu ñu sàkk bëgg nguur gi taxaw ci rawatina jëwriñ juñ dénk wàllu wér-gu-yaram dañ ko faram-fàcce ci xibaar yi lu aju ci yeesal wàllu justice ci réewum Sénégal ña cay yëngatu jëwriñ juñ dénk wàllu justice ne am na ci yaakaar membre yi tollu ci 26 ñooy xaar ci ñoom liggéey ya ñu sumb ñu war cee jot fii ak weer ñu jëbal ko njiitum xew mi di le président Macky Sall ya ñu cay xaar di ay ponk yu toll ci ñett da ngeen mën a teewlu kàddu jëwriñ ji ci yooyee ponk ci xibaar yi lay doon mu mel ni jamono ji ñu ngi ci njàqare di askan way dëkk ca Mariste la ko waral mooy yenn ci ay bâtiment yu ñu jàpp ne boobu moytul dana daanu ñu ciy joxoñ baaraamu tuuma jëwriñ juñ dénk wàllu renouveau urbain di Diène Farba Sarr ba ñu jàpp ni moo bloqué yenn ci ay projet yu jëm ci yeesal yooyee bâtiment da ngeen mën a teewlu kàddu ñenn ci ñoom ci xibaar yi lay doon mbokki ponk yaa ngoo ko bu ngeen di toppee ñu daal di ko yaatal. mbokk yi ginnaaw ba ñu leen nuyoo xibaar yi ci digg bëccëg bi dañ koy dooree ak ay infirmier doon it ay sage femme yu JICA te ñu affecté loon ci ay bërëb yu fasantikoo ci biir réew mi ñoom ñoo wane seenu ko naqar jamono ji ñu jàpp ni seenu ko salaire dafay tardé daanaka juróom benn weer a ngi ni jàpp juróom ñaari weer jotuñ ci yore salaire yeneen nit ci ñuy sàkku bokk na ca mooy ni bu ñu feebaree amuñu daanaka li nga xamante ni moo aju seen statut ngir mën a faju yeneen ci ay ponkit fësal nañ ko bëgg kilifa yi taxaw ci laata weeru mars bii di jeex ci atum 2018 lu ko mooy dàq ñu sax ba lompoñal li nga xamante ne mooy système de santé ci réew mi leeral yeeg suñu ndaw di Yamakoli. junni ak téeméeri ak juróom benn fukki ñaari agent ci seen biir am ay infirmier ak sage-femme ñaawlu nañ anam bi ñu liggéey ci kaw bi di lu ñu xam ne ci seen ndaje bu yaatu bi ñu doon amal. donc nguuru Sénégal xaatim nañu ay kayit ci wàllu programme bi ñu tuddee programme JICA ñu recruté ñu depuis daaw ba ren nga xam ne contrat yooyu ñu war a def ñaari at ci programme bi ren nag ñu ngi si ñaareelu at donc loolu moo ñu fa daje tey ngir waxtu ngir ñaxtu ngir yëglu nguur gi ci jafe-jafe yi nga xam ne ñu koy dund. juróom benn jàpp juróom ñaari weer ñu leen ko fayul ak itam ñàkkum couverture médicale ak yeneen ci ay jafe-jafe ñu koy jànkoonteel. condition yi ñuy dund métti na trop nga liggéey ba weer dee mënoo jot sa salaire mooy si suñu xaaweeku na beneen bi mooy nga xaatim ay contrat ku nekk xam ne ki nga ko xaatimal sa employeur daf ci yor benn nga yor si benn inspection du travail yor si benn waaye ñun amuñ si benn bañ ko signé ba léegi mosuñu teg bët suñu ay contrat te ku nekk xam ne tey ñun ay ndaw lañ bëgg nañ am ñun taxawal tey da ngay dem banque sax bëgg am nombre ñu ne la an sa kayit nga ne aw ma kayit aw ma contrat jafe-jafe la beneen bi mooy ay fajkat lañ dañuy faj waaye tey ñun bés bu ñu feebaree ñun dañuy dem jëndi garab amuñ fenn fu ñu mën a fajal foo xam ne tey dañuy jël en charge. ñoom nag di xamle ne seen ñaxtu bi bu antuwul na mën nañoo lompañal système bi. liñ mën a def bëri na te liñ na ma def bëri na lool waaye ñaanu yàlla àgg fa ak ñoom kilifa nag li wolof Njaay ne gor sa wax ja te jàpp nañ kilifa la te gor la te moo ñu woo ñu wax ñu gëm rafet njort si lu mu wax ñu ngi koy may fii ba weer bi dee ñu ngi ci weeru mars fii ba weer bi di dee bis bu nga xamante lépp wax nañ ko ak ñoom defuñ si dara gisuñ si dara dinañ ñëw dal seen kaw. jëwriñ bi leen jiite dig na leen ne dina ci indi ay saafara wante ñoom nag di xam leen ne fii leen jeexantalu mars atum 2018 dinañ dàbbaliwaat. ngook ñu koy jaajëfal moom Yamakoli xam ngeen ni jamono ji may àddu ngeen di teewlu ñu ngi amal ab colloque international ñi di waa AIS ñoo koy amal jamono ji ca King Fahd Palace yéen koy waxtaane mooy lu aju ci wàllu diine ak jàmm muy ay tonte ñu jëbal ñenn ñu jàpp ni l'islam dafa xeetoo ak mbirum violence ak terrorisme loolee lañ bëgg a jeexal tàkk ci àdduna bi waral ba AIS amal ab colloque jamono ji sunuy ndaw ña nga fa bokk na ca Abdoulaye Ndiaye ak Mansour Sow Mansour ginnaaw bu ma la nuyoo ñu bëggoon rek nga jukkil ñu ci suba ak léegi ana lan moo jot a ruusandéegum ci lu aju ci boobee colloque nga xamante ni ñi di waa AIS ñoo koy amal jamono ji ca King Fahd Palace.
voilà Pape Ousmane loolu nga daaneel rek foofu la ñuy tàmbalee asalaamaaleykum wa rahmatullah ndax xam nga ni loolu mooy li fi tënkale tey ji ni maanaam salaam di jàmm ndax diine ji nga xamante ni mooy diine islam te tey ji mu tënkale ñun ñëpp ñu bokk ci prônéwul lépp loo te prônéwul lenn lu dul li nga xamante ni moom mooy jàmm joo xamante ni nag tey ji moom la waa AIS di association islamique pour le soufisme ñoom ñoo taxaw rek amal li nga xamante ni moom mooy colloque bi nag noonu lël boo xamante ni tey ji dañ ko tënk rek ngir waxtaane li nga xamante ni moom mooy taxawaayu islam waaye tamit naka la ñu mën a def rek ba wéyal li nga xamante ni mooy jàmm ndax xam nga ni Pape Ousmane ci jamono ji nga xamante ni la ñu am colloque bi suñuy dëkkandoo ñu sorwul dara di waa Burkina Faso fële ca Ouagadougou représentation ambassade bi nga xamante ni bu France bu nekk foofule wóor dal na seen kaw ay jafe-jafe yoo xamante ni tey jii du lenn lu ay nit ñoo xamante ni lu ci ëpp dañuy mbubboo li nga xamante ni mooy diine islam ñoom ñooy taxawaay yoo xamante ni dañuy taxaw rek di def seen i ñaawteef te bu nu waxee ñu ni diine lañ taxawal te diine prônéwul waaye tamit bërki démb gis ngeen que la xewoon fële nga xamante ni mooy ca Mali xew ca Côte d'Ivoire mu mel ni au niveau de la sous-région tey jii jot na sënkam rek ñu mën a waxtaanaat tey jii naka lan mën a def rek ba taxawaay loolu nag moo fi dajale tey jii nit ñi ñu annoncé woon fi nag ki nga xamante ni mooy Yélimane Jawriñ di premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne moom moo waroon a ñëw teew bi ndaje mi waaye ci mujj tëgg ki nga xamante ni moom mooy Abdoulaye Diouf Sarr di ministre de la santé de l'action sociale moo ñëw nag ubbi li nga xamante ni moom mooy ndaje mi tey jii ci teewaayu ñi nga xamante ni nag mooy président li nga xamante ni mooy AIS di Mame Cheikh Mbacké Khadim Awa Ba waaye tamit ci représentation yi nga xamante ni ñoom ñooy ay confréries yi nekk ci biir réew mi ñoom ñëpp ñëw nañu daje fii nga xamante ni moom mooy ci ndaje mi panel yi nag tey jii tënk nañ ko ci ñetti panel waaye bu nekk rek ay sous-thèmes yu bare bari sax tey jii jot nañ ko fi waxtaanee bi ci njëkk nag Pape Ousmane mi ngi tënku woon rek ci wàllu li nga xamante ni mooy islam et paix maanaam jàmm ak islam thème bi nag ki ko introduire mooy Seydina Issa Laye di taaw ci xalif général des Layènes modérateur bi di Mounirou Sy di professeur de université bu Thiès waxtaan nañ fi daal lépp loo xamante ni Pape Ousmane dafa jëm ci naka lañ mën a def rek ba li nga xamante ni maam yi jiw nañ ko fi ñu mën a fex rek ba gën ko dëggal waxtaan wi nag doon ko wéyal ba tey ji fii ak 18h waxtaane fi lépp loo xamante ni rek tolluwaayu jamono la waaye tamit rawatina nag li nga xamante ni moom mooy le spirituel le rapport qu'il y a entre le spirituel et le temporel maanaam diggante ñi nga xamante ni way politique yi ak nitu diine yi naka la ñu mën a def rek ba doon ay rapport yoo xamante ni doon gàññante Pape Ousmane loolu daal ci kanam tuuti dinañ fi dellusiwaat gën ko wéel waxtaane li nga xamante ni moo tukkee fii ndax recommandation yi ki nga xamante ni moo fi teewal Yélimane Jawriñ ji Mahammed Boun Abdallah Dionne di Abdoulaye Diouf Sarr ministre de la santé et de l'action sociale xam le na ni njiitu réew mi son excellence le président Macky Sall xam le na ni moom ci boppam que ni lépp lu jógee fii ci wàllum recommandation bëgg na tey ji ñu xaatim ko tënk ko rek ci këyit goo xamante dañ ko koy jébbal ëllëg ak si biir ñu mën koo jëfee fii ci Sénégal Pape Ousmane. mu ngoog ñu koy jaajëfal moom Mansour Sow Abdoulaye Ndiaye ak équipe technique bi ñu teewal jamono ji ca King Fahd Palace jëm ci colloque boo xam te ni di waa AIS di association pour servir le soufisme di ko amal jamono ji jëm ci islam ak jàmm mu ngoog Mansour Sow jukkil ñu li nga xamante ni moom la ñu jot a waxtaan ci subaak léegi doon cérémonie officielle bi ñu leen di toppal boobay xew-xew fas yéene ci dikk ak yéen nu mu gën a yaatu sunu xibaar yi ngoon yi lay doon bu soobee sunu borom ñu wax ci leneen benn ponk maa ngi leen ko nu junj ci ndoxteel bi muy ay bâtiment yoo xamante ne ca Mariste ña fa dëkkee am njàqare na boobu moytul mënees na daanu indi ay jëye muy nag bâtiment yoo xam daanaka fukki at a ngi nii ñu nekk ci maanaam ñàkk kaaraange ñoom askan wi di ci joxañ baaraam tuuma jëwriñ ju ñu dénk wàllu renouveau di Diène Farba Sarr ñu jàpp ni moo bloqué yenn ci ay projet ñu sumb jëm ci gën a yeesal yooyu bâtiment ñoom nag la ñu jàpp mooy ni nguur gi war na cee taxaw lu ko mooy lépp lu leen yoon may daañu ci taxaw ngir fexe seen bâtiment yooyu ñu fexe ba nu ñu leen ko defaraate ñu ngi dëkk ca Mariste ni ki démb la ñu doon jàkkaarloo ko taskatu xibaar yi sunu ndaw Ibrahima Fall la ma nga fa woon. weñ yi ñu tiim ñooy liggéey ngir téye immeuble bi mu bañ a daanu bokk na ci bu pavillon N te moo ne lu ëpp fukk ci immeuble yi ni mel seen xar kanam dafa ragallu askan bi gis-gis bi ñu ci am mooy li ni mel ab scandale la ci wàllu suuf waaye itamit ci wàllu koppar. liggéey ba sonn jënd seeni kër légalement ci société nationale SNHLM dëkk ci même pas 2 ans kër yi commencé balcon yi di daanu ci kaw bopp nit ñi loolu da lay nirool parce que caisse de dépôt bi ñu bëgg a yóbbu caisse de dépôt ñaari signification rek la am pour ñun collectif bi mooy ñu joxaat suuf si ay constructeurs national ñu defaat la même chose ñu tabaxaat la même chose les mêmes immeubles qui sont prêts à tomber
te loolu ñun duñ ko nangu. ñi dëkkee ci immeuble yi ne jaaxle nañu lool li tax ba seen projet ngir defaraat immeuble yi ñu daal di koy bloqué kañu joxoon baaraamu tuuma nag muy jëwriñ bi ñuy woowee Diène Farba Sarr. bi ñu demee seet Diène Farba dana état du dugal ñaar fukk ci lii wuti leen ay partenaires ñu wuti ay partenaires ba ak SNHLM ñu trouvé benn partenaire bu tudd China Railways bi ñu ñëwee site bi 3 hectares 300 la woon ñu projet boo xam ne bu durable la bu définitif la boo xam ne suñu ñaar fukk ñun du ci dugg te bu ñu tabaxee liñ ñu dig dañuy jël loger ñu ba tabax ba noppi ñaari at wala ñetti at suñu tabaxee ba noppi delloo ñu suñu appartement respecté même superficie bi ba pare ñun duñ dolli ñaar fukk loolu lañ convenir woon ak ñoom ba ñu signé accord ak ñoom SNHLM signé ak ñoom ay nit jóge fi dem Chine waa chinois yi jóge fi ñëw fii def ay études sondé suuf si ba ñëw ba ne installé nañ ba joxe deadline 31 décembre 2017 ñu toog ba ci yàgg ñu dégg ne ministre bi nanguwul a signé projet boobu ndax nee na dafa cher te état bi daa leb ba mënatul a leb te ñu gis état bi leb di tabax ay salle de conférence ñu gis état bi leb di tabax ay arène nationale ndax loolu ñuy tabax di ko jox ay citoyens ndax ñooñu dañoo gën a nekk ay sénégalais. c'est le ministre lu tax mu bëgg njabootam di tëdd ci sécurité ñun ñuy tëdd ci insécurité lu tax mu bëgg soxnaam ak ay doomam di nelaw ci kër yu luxe ñun ñuy nelaw ci kër yoo xam ne ay été ko téye. toll na ci ñaar fukki immeuble yuy waaj a daanu wala boog seen xar kanam ragal lu lool juróom-ñaar ci ñoom fi mu toll nii defkatu ñaawteef yi fa la ñu def seen tooguwaay gannaaw nag ba ñu jëlee ña fa dëkk loolee nag tax ba askan bi di yuuxu wàllu ndax kat lii di kaaraange dañu koo xamatul. dama la ne à partir de maintenant benn solution boo xam ne yoon may nañu ko bu ñu ci génnee amul lépp lu ñu yoon may pour ñu rétablir ñu ci suñuy droit dinañ ko def ba ci séquestre ministre bi ca biir bureau. Ibrahima Fall jamono boobee waa Maris di ragal jëy am ci seen gox boobee ci mur yooyu nga xamante ni jàpp nañu def ba màggat jëwriñ juñ dénk wàllu kaaraanga biir réew mi di Aly Ngouille Ndiaye mu nga doon dalloo ab bis bu ñu jagleel wàllu protection sociale di fexe ba askan wi mën a mucc ci yenn ci ay jëye yoo xam ne dafay bàyyee ko ci moo xam ci jaww ji wala sax yenn ci ay mbir yoo xam te ne dañu dëkkaaleek moom ñu gën ko xam ci protection sociale moom jëwriñ ji yemu ca fësal ni daañu def kem kàttan ngir taxawal ab cadre juridique boo xam te dina mën a muccal askan wi ci wàllu wu ni mel ñu teewlu ay kàddoom moom Aly Ngouille Ndiaye. Quant aux populations cibles bénéficiaires de toute initiative visant ci lu soxal population yi nga xamante ne ni am nañu initiative amal seen kaaraange faw nag ñu am comportement yoo xamante ne ni dafay mucc ayib gouvernement bi xam na bu baax li nga xamante ni moom moo soxal askan wi ci wàllu sécurité te loolu mënees nañ wax ni sax lu xel mën a nangu la askan wi am ay njàqare ci wàllu sécurité gouvernement bi dana fexe ba lépp luy kaaraange mu gën ko dooleel système de protection civile bi dana ko gën a yokk man nag ci li ma soxal danaa fexe ba yokk effort yi nga xamante ne nii ñi fi nekkoon def nañ ko fi ngir nag loolee mën a antu danañ fexe ba teg ay kuréel yoo xamante ne nii danañ ñu mën a permettre ñu fexe ba mission boobu nga xamante ne nii askan wi sas nañ ñu ko ñu mën koo matal. dont le statut juridique devrait lui permettre de mieux exercer les missions assignées à ce domaine névralgique de l'action publique. mu ngoog nekkoon kàddu jëwriñ ji di Aly Ngouille Ndiaye ki ñu ko doon tekkil di Codé Ndiaye ñu wax ci leneen muy yeesal justice réewum Sénégal xam ngeen ne am na ab liggéey buñ ci sumb lu tollook 27 ci ay membres ñoo ci ñe sëgg ca ngir fexe jébbal ab rapport fii ak weer bu ñu sukkandikoo ci kàddu jëwriñ ji dénk wàllu justice di Ismaïla Madior Fall ne daañu ko jébbal njiitum xew mi di le président Macky Sall daanaka ñetti ponk bokk na ci la gën a soxal boobee rapport mu ngi jëm ci statut ñii di magistrat yi ak it gën a yeesal conseil supérieur de la magistrature waaye yu aju ci wàllu carte judiciaire ñu teewlu kàddu jëwriñ ji di Ismaïla Madior Fall. comité de concertation bi dañ ko def pour mu nekk comité boo xamante ne dañuy waxtaan ci problème yi nga xam ne dafa nekk ci wàllu justice suñu waxtaanee ba pare nag ñu def ay recommandations jébbal ko président de la république comité bi nag ñi ci nekk ay magistrats la ay avocats huissiers notaires société civile li ñuy waxtaan nag ñetti poñ la mun nañ jàpp ñetti poñ yi ci ëpp solo benn bi mooy statut magistrat yi dañuy xool statut bi saytu ko xool lépp li nga xamante ne daf ci nekk ay insuffisance ñu jéem ko corriger ñaareel bi dafa porté ci conseil supérieur de la magistrature dañu xool ndax conseil bi ni mu composé woo baax na wala ndax waruñu ko élargir dañu xool ndax conseil supérieur de la magistrature attribution yi nga xamante ni daf ko am baax na wala war nañ ko yokk donc dañ ciy waxtaanaat ci conseil supérieur de la magistrature beneen bi mooy carte judiciaire bi ni ñu amee ay tribunaux d'instance tribunaux de grande instance cour d'appel cour suprême ndax loolu jarul ñu xoolaat ko
gën ko rationaliser ba nga xam dañu am carte judiciaire boo xam ne justice bi day gën a nekk proche de justiciable. mu ngoog nekkoon kàddu jëwriñ ji ñu dénk wàll justice de Ismaïla Madior Fall mu ngi ko yëkkati ginnaaw bañ doon jébbal ay lijaasa ay greffier toll ci fanweer ak juróom-ñett ginnaaw bañu leen tàggatee ñoom nag taxaw nañu temm ne daañu def seen kéem kattan ngir gën a dëgëral justice réewum Sénégal jëwriñ ji it sàkko ci ñoom ñu fexe ba liggéey ba la mu làmboo ñu fexe nañ ca taxawee bokk na ci mbirum déontologie ak it bokk ci ñuy gën a taaral justice réewum Sénégal Jibi Sax Joni fanweer ak juróom-ñett ci ay greffier yu yees yu génne ci centre de formation judiciaire bokk ci promotion Daniel Etienne Ndiaye ñoom lañu jox seeni lijaasa Adama Goudiaby di kenn ci ñoom mbégte rek la àndal te nee na itam noppi na ngir daal di jëriñ justice su réewam. liggéey rek moo ñu war parce que justice dafa compter ci ñun def nañ formation bu baax li ñuy xaar mooy liggéey rek. comme ni ñu ko réew mi santé comme ni ñu ko suñu ministère santé. mu ñëwoon nag teewe bi la ndaje jëwriñ gi ñu dénk wàllu yoon ci biir réew mi mu ngi fàttali greffier yu yeesile li leen di xaarandi. soo amee promotion boo xamante ni dafa am greffier yu am niveau intellectuel boobu soo yoree justice dañ ciy kontaan donc dañuy renforcer ressources humaines yi loolu nag dafay entrer dans le cadre de ce que le président de la République monsieur Macky Sall di wooyee la modernisation de la justice. mu dolli ca di xamle ne dina def kéem kàttanam ba gën a yokk. anam bi ñi nga xamante ne nii dañuy yëngatu ci wàllu yoon di liggéeyee. ni ñu amee ay tribunaux d'instance tribunaux de grande instance cour d'appel cour suprême ndax loolu am carte judiciaire boo xam ne justice bi day gën a nekk proche de justiciable. ginnaaw nag ñaari at yu taroon lool fanweer ak juróom-ñett ci ay greffier yu yees yile génn nañ nag ak seenuk lijaasa ci seenuk poos ñoom ñi le sax. waat nañ ne tàggat nañ leen te noppi nañu ngir jëriñ ci nu mu gën a mucc ayib seenu réew. Jibi Sax Joni diggante Sénégal ak Mauritanie fii ak ab diir daañu xaatim accord yu war a dox seen diggante jëm ci wàllu napp gi waaye it la ñu dëxëñ ci yooyee accord liggéey bi buñ ca noppee daañ ko xam fii ak njeextalu weeru mars bi ñu ne ki ko xam ne di jëwriñ juñ dénk wàllu napp gi di Oumar Gueye ginnaaw ba mu doon amal ab doxam nemmeeku jëm ca marché central poisson bu Pékin ak liggéey yañ fa sumb mu rafetlu tolluwaay liggéey boobee ci teewaayu suñu ndaw di Abdoulaye Wadianga Ibrahima Togala. nga xam ne moom mooy yor wàllum napp gi fii ci mim réew dafa amal tukki nemmeeku ca marché central au poisson moom nag dafa ñëwoon seet nag liggéey bi nga xam ne dañ ko daal di amal foofule ministre bi jaaree fa nag addu ci accord de pêche yi nga xam ne moom la Sénégal war a xaatimal digganteem ak Mauritanie. ñu ngi ciy liggéey ndax bi président demee foofu président Macky Sall xaritam doomu ndeyam président Mohamed Abdel Aziz invité ko ñoom dañ ñu sas président daf ma jox ndigal président Mohamed Abdel Aziz jox ndigal ki nga xamante ni mooy sama nattangoo foofu jox ñu ni fii ak le 31 fii ak le 30 sax mars war nañu pare xaatim lool. jëwriñ bi àdduna tamit ci accord de pêche yu nekk diggante Sénégal ak Guinée-Bissau. Guinée-Bissau amuñu problème napp ndax ñoom am nañu accord ak Sénégal ñetti téeméeri licence am nañ ko foofu Gambie amuñu problème am nañu ñaar téeméer ak juróom fukki licence. ñi nga xam ne nag ñooy liggéeyee ca marché central au poisson di mareyeur yi daal di rafetlu bu baax a baax liggéey bi nga xam ne nguur gi su mun a ko foofulee. jàngat bi moo fi am daal mooy avant directeur bi ñëw marché bi metti woon na lool. salte na woon lool ak bu mu ñëwee léegi daal changement yi bare na lool. marché central au poisson da doon jànkonteel ay jafe-jafe waaye ay weer a gi nii am na ay jéego yu am solo yuñ fa daal di def ngir rek def liggéeykat yi ci anam yu mucc ay. mouvement Nadem samp nañ ko ca Touba ña ko sooke di Moussa Diakhaté bu parti Bokk Gis Gis ak Mohamed Maseli bu parti démocratique sénégalais ñoom nag fësal nañu ne nguur gi daanaka la ñu bëgg mooy fexe jaxase carte gi ci élection présidentielle yu ñu dëgmal ci seen i kaddu la koy firndeel bokk na ci kaddu yi nga xamante ni kii di Aly Ngouille Ndiaye yëkkat na ko ay bés yu ñu jëm yu ñu génn loolee jur coow ci réew mi dañ ciy teewlu njiital mouvement Nadem di Moussa Diakhaté ca Touba ci micro suñu ndaw di El Hadj Modou Gueye. ku waay nekk ci Dakar ku waay nekk ci Touba ku waay nekk ci Sénégal te yaakaar ne Macky daa war a dem nañu parti suñu jëmmi parti ndax nag wax bi nga waxee ci muy dëkk
bari na ñuy xalaat seen bopp te Sénégal a soxla balaa nga naan naam ñeppa su carte gi leerul ku jël sa carte d'identité doo mën a voté te su dama wàcc day jàllaat kon ñu ni képp koo xam ne yaa ngi ci guddi képp koo xam ne jàpp nañu Macky Sall daa war a dem jàppal sa morom bi nekk ci beneen parti ngeen joxante loxo benn seen yi ñàkk dara yi xale yi ñu bind nii waaye ñett am tëddagul mbar mu cay bàpp mën naa am dëgg na carte ji leer gars yi jël avance ku bëgg dugg ci aram bi dugg te ñu ñaan kii ñëw yàlla na nekk tàggat yu am ba yàlla nañu jëm Sénégal waaye ku koy fal moo yëg ndaw ñi ndax avenir Sénégal moo nekk ci kanam bu lépp amee déclaration de guerre la nit ñi ñoo yore jóg xeex ko li daw Khalifa Sall nañu ñaan nit ñi fàtte parti du mbiru libéral du mbiru socialiste mbiru Sénégal la Khalifa Sall su nangoo doon surga surtout nangoo topp ci Macky Sall kenn du ko topp liñ ko def nag jombul Pape Diop jombul Idrissa Seck jombul keneen ndax seetaan nañ ba kanam waa ñu exilé ko jëndi ko France fas yéene dugal loxoom ci ñu jëlee ay ndel di ay mine ca Casamance xam ngeen lu toll ak ñaari téeméer ci ay site daanaka ay ndel la nga fa te lu mel dafay bokk ci luy indil ay jafe-jafe askan wu fa dëkkee France ne daañu mën plaidoyer bi ci war bu ñu sukkandikoo ci kàddu kii di ambassadeur France fii ci réewum Sénégal di Christophe Bigot mi jàpp ni koppar ya ca war daañu fexe ba nguuru wala bokk ña nekk ci bitim xew dugal seen loxo sàkku ci nguuru Sénégal mu taxaw ci ngir fii ak atum 2021 miin mën a jeex tàkk ca Casamance ñu teewlu ay kàddoom moom ambassadeur bu France nekk fii ci réewum Sénégal di Christophe Bigot. lii di teggi ay ndell dafa di lu yàgg am na ay pexe yu bari nag yu ñu ci jot a def réew mi di France itamit dugal na ci loxoom atu 2009 2010 2011 2012 ba ci 2013 tey jii dugaluñ ci suñuy loxo directement. kuréel bii ñuy woowe handicap international ci sama yaakaar moom kese moo yelloo fu mu toll ni xeex bi ci jamono ji mooy àddu wax nga dëgg fësal ko ndax kuréel bi yoratul lu doy ngir mën a def liggéeyam laaj bi nag samp na ngir gëstu ay pexe ngir mën a am nag koppar yu ko gunge bu Sénégal waaye itamit bu jógee ca bitim réew bu dee buy jógee Sénégal nag loolu amuma ci pexe bu dee buy jógee bitim réew nag yaakaar naa ne comité international bi pare na ngir gunge ñëpp rawatina liggéey bu mel nii loolee ngir dajale élément yëpp ngir xool naka la ñuy def fii ak atu 2021 ñu bañati gis am ndell. de zéro mine pour 2021. ngo kaddu Christophe Bigot di ambassadeur France nekk fii ci réewum Sénégal Ibrahima Fall moo doon taataan ay kàddoom duñu wax Casamance lu may ni xel yi dafa dem ci nees mën a def ba jàmm mën fa ne ñu ci ëpp jàpp ni mënta nekk bu fekkee ni jigéen ñi soobuwuñ ci di gis-gisu plateforme bi ëmb jigéen ñi sàkku jàmm ca Casamance seen jàkkaarloo ko taskatu xibaar yi ñu jàpp ni ñoom rôle bañ ca am dañ ko joué ba mu jeex tàkk mooy ni dox seen digganteeg nguuru Sénégal ak ñi nga xam te ne ñoo bëggul jàmm ca Casamance la ñu jàpp mooy ni bu jàmm joojee sax warta mën a am vainqueur ak vaincu la war a doon seen ko gis-gis war a doon taxawaay ñëpp mooy fexe jàmm jooje ñuy sàkku ñoom jigéen ñi dugal ci seen loxo leeral yeeg suñu ndaw di Mansour Sow. fexe nag ba jàmm sax dàkk ci miim réew fala budd jigéen ñi dugal ci seen loxo ndax tey jii jigéen ñooñu le bu ñu demee fële nga xamante ni mooy ca bët saalumu réew mi bokk nañ ci ñook xale yi ñu gën di loru ci li nga xamante ni dafa jëm ci wàllu xeex boobule. victime de mine yi dañu bari problème yi viol yi bari problème mu déplacé yi ak réfugié yi muy problème boo xam ne ça nous prend à cœur te ñun tam dafa am sax lu ñuy ragal ndax am na yeneen conflit ay yeneen petit conflit ñu nekk ci ginnaaw ay problème mu foncier problème mu vol de bétail problème yu ndawaan yooyu yoo xam ne day ñëw alimenter le grand conflit mu gën a garaawal. bu ñu bëggee jeexal nag xeex boobule wala loraange yooyu nga xamante ni guerre bi mu ngi koy indi faaw rek ñu xool ay li nga xamante ni ay ñal la yu ñu mën a jaar ngir fexe rek ba mën a waxtaan ak nit ñi te tey jii li ñu duppee communication nekk na yoon woo xamante ni bu nu fa jaaree rek dinañu mën a xelal askan wi ci naka lañu mën a def rek ba saxal dàkk rek jàmm ci miim réew ci waxtaan woowule jigéen ñi nga xamante ni ay parlementaire lañ maanaam ay député ñoom am nañ ab toogaay bu am solo buñ ci war a toogee. ñu dugal seen loxo gën ci fës ci utum jàmm Casamance ndax ñoom la ñu yaakaar ñoom la ñu voté ñoom la ñu teg assemblée nationale pour que lu ñu metti ñu wax leen ko ñu mën ko jottali
exécutif président de la république loolu mooy seen liggéey loolu lañ leen sax. jigéen jàmm ko gën jàmm ko jig ndax jigéen jaboot la te jaboot jàmm ko jig loolu moo tax nag ñun comme ay parlementaire lañ ñu ne taxaw nañu pour porter plaidoyer boobu maanaam fu ñu jëm ci exécutif bi ci société bi dinañu ci wax lu ñu mën pour que jàmm dellu si foofu ci biir Sénégal. Sénégal nag lu ëpp fanweeri at ak juróom lii nga xamante ni ab xeex la ma ngi am fële ca bët saalumu réew ma tey ji jigéen ñi ak ndaw ñi ñoo ci ëpp rek lu ñuy loru ci xeex boobu la nga xamante ni tey ji sax ñu bare bari jàpp ni doy na sëkk loolu waral nag plateforme des femmes pour la paix en Casamance di kuréel goo xam ne dafa lëkkale jigéen ñoo xamante ni dañuy xeex rek tey ji ngir jàmm dellu si ca Casamance tey réseau boobu le sax tey ji buñ koy xool rek am na fukk ak ñeenti organisation faîtière ak juróom fukki junni membre yoo xamante ni tey dañoo tënku rek ngir jàmm del si ci Casamance. Mansour Sow ñu wax ci tournée xalifa Medina Baye di Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niass xam ngeen ni jamono ji ma nga ca Mauritanie daal di dalloo li nga xamante ne mooy cérémonie officielle la muy sàkku ci ñaari réew yi di Sénégal ak Mauritanie mooy nañu fexe ba suuxat jàmm ci xel yi ak ci xol yi doon it lu ñuy jëmbat ci seen i jëf kilifa yam fa fekkit rafetlu na mu yegsee ci réew ma ñoom it fësalaale taxawaayu Cheikhul Islam El Hadj Ibrahima Niass ci diina ji ci Afrique ak ci àdduna bi ci jamono bi muy dund. ñu ànd ceeg suñu ndaw di Pape Malick Fall. ku ne Mauritanie sa xel du ñàkk mën a dem ci taalibey Baay yi takku yi nga xam ne ñoo faree fii ci diwaanu Nouakchott ñoom nag mbëggeel ak cofeel bu fës moom moo nekk seen diggante ki nga xam ni moo di Maulana Cheikh Ibrahim askan wi ñuy fekk fii ci buntu résidence su xalif bi bokk na ci li koy firndeel. Cheikh Ibrahim Niass était un modèle extraordinaire pour l'humanité tout entière. Cheikh Ibrahim Niass n'est pas seulement un chef spirituel. Cheikh Ibrahim Niass est un exemple de conduite dans la vie qui traduit exactement le comportement de Cheikh Ahmed Tijani et le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ñoom taalibe yi nga xam ne ñoo jugee ci gox yi fasantikoo yi nekkee fii ci diwaanu Mauritanie jàpp ne Baye Niass moom bokk na ci kàngaam yi nga xam ni ñoom ñoo ŋànk diine l'islam. Le 20e siècle a été le siècle des grands. Parmi ceux-là, Cheikh Ibrahim Niass. En témoigne l'Afrique tout entière. En témoignent les autres continents, de l'Amérique jusqu'à l'Australie. L'empreinte de Cheikh Ibrahim Niass dans le comportement de ses fidèles, qui se comptent par dizaines de millions à travers les continents, est une empreinte de bon comportement, une empreinte de dévouement vis-à-vis d'Allah, une empreinte d'entente et de fraternité. Loin de l'extrémisme, et loin de toute autre forme. teewaayu ñeenteelu xalif général bu Faydu Tijaaniya am ci jamono ji nga xam ne sagar day xeeñ ci diggante ñaari dëkk yi di Sénégal ak Mauritanie moom ku tedd ki daal di sax amal ab waxtaan ak ki nga xam ni moo di njiitum réewu Mauritanie président bi sax rafetlu na jéego yi nga xam ne Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahim Niass daal di na koy dox ci diggante ñaari réew yi. mu ngoog ñu koy jaajëfal Pape Malick Fall di suñu ndaw ya ñu àndal ca Mauritanie ci tournée bu xalifa Medina Baye di Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niass ñu wax ci métier de la semaine ànd ceeg ñi nga xamante ñooy électromécaniciens yi di liggéey boo xamante ni ci seen kàddu dafa laaj xarañte waaye te njàng ba mokkal ko ndax yi xees maanaam xeetu oto yu yees yi faaw nga jàng ngir mën a dëppook la ñuy laaj ci wàllu defar géej ci aju ñoom it gën a moderniser seen liggéey ñu leen di dippee ay artisan jëm ci wàllu automobile ñu ngi fësalit ni ñu ngi gis seen bopp ci boobu liggéey teew nag bëri na ay risque yooyu lan la danga ci ànd ak suñu ndaw di Ajara Njaay. ay ordinateur ak ay matériel yu yees la ni fekk nag jamono ji ci ay garage yu mécanicien yu bari métier bi nag tàmbali di moderniser wu ndax ñu mën di àddoog modèle oto yu bees yi. bi ñu jàng métier oto yi amuloon bariwuloon ay année 90 jëm kaw oto yi amuloon mais à part de 2016 à part de 1996 le tubaab bi créé OBD1 OBD1 mooy première machine yoo xam ne bu chaussée bu nekk ak sa machine yi bopp pour benn simple OBD2 benn fiche yoo xam ne oto yëpp a ko bokk léegi ñëpp a ko am oto bu jógee Chine Israël fu ma jógee même fiche boo lay am donc c'est la machine yi waa dugg ci oto yi léegi nag oto boobu paane saa nga jël nekk fa di fëgg di fee da ngay ñëw dugal machine ci biir laaj ko mën a lii ak lii ma am problème nga xool na ba oto bi d'accord nga jënd pièce bi changé ko
électromécanique boobee tour nag la ñi nga xam ni ñoo di professionnels yi di wuyoo ngir mën a méngoo ak liggéey bi ñuy def. mécanique mën naa wax ne c'est juste démonter un pneu remonter ko comprendre nga quand parlant électronique mun nañ ne comme par exemple tey jii ñu jox la oto bu bañ a tàkk wala dara ne la xoolal lan moo tax mu bañ a tàkk. man tam commencé demee naa loolu depuis 2000 la commencé def benn waaye bu ci états-unis moom la ko jàngaloon. li nga ci def si temps kooku du la ko fay mais machine bi day gaaw boo dee foo wala xool pièce 5 minutes moom 2 minutes moom la li nga par. ngir dépanner ab oto liggéeykat yi nag dañuy respecter étape yi balaa beneen jafe-jafe di ci am. oto bi di ko topp comme ku feebar nga am carnet de santé non ngay defee oto bi am boo ñëwee saa nga ñëw vidéo oto bi ñu xool oto bi gis comme ñu xool virage oto bi yëkkati pont bi nii gis ne oto bi am na organe bi ñu wax la ni bind ci benn feuille nga oto bi ñu ko vidé gis nañ ci kat plaquette yi dal di commencé naa jeex wala te commencé naa am jeu boo amee nga ñëw changé ko. dinañ jël benn fiche de réception ñu réceptionné oto bi mu wax ñu quelques détails yi nga xam ne dinañu dimbali si liggéey bi ñu jël remplir def benn note teg ñu jël machine bi branché xool diagnostic bi. li nga xam ni moo di mécanique mënul dem sans électronique professionnels yi ñoo ñu koy xamal. xam naa si kanam tuuti moom dina xaw a métti trop parce que même ñun nii sax laaj na sax pour ñu utiwaat xam-xam tuuti par rapport ak oto yi ak génération bi di ñëw ci kanam quoi. kon ñoo gën a bari mais moo gën a compliqué en général boo amul machine yu baax da ngay sonn te dafa laa jàng nag léegi nag dafa laa jàng. ñuy noyyi saxaaru oto yi ci lu bari ñi nga xam ni nag seen xel dafa màcc lool ci liggéeyum oto di am ay jafe-jafe yu bari ci seen métier bi. ñu xaw a dimbali sax mooy norme anti pollution ñu def léegi oto yi di polluer tuuti mais comme tey jii nii mën nga am oto boo xam ne dafa encrassé wu mooy catalyseur bi xaw a fatt bu ñu ko débouché woon fii accéléré ko xam nga di nga ko nooyi tuuti loolu laa mën a gis ak yenn risques yi tamit mooy nga teg sa loxo foo ko warul teg mu lakk la wala mu gaañ la. mécanique li mu laaj léegi garage yi day xewi te financement bi si war a am ñu bañ si mënuñu ko am bari na fi ay nit ñoo xam Sénégal ñu ngi mécanicien mais dañuy mujj tëj parce que amuñu fenn fu ñu mën a dem pour mën a am xaalis pour investir seen garage def garage bu mag. defarub oto nag laaj xaalis bu bari ñi nga xam ne ñoo di mécaniciens yi ñoom weddi wuñu ko. sant yàlla te moom tamit ñu ngi sant yàlla te lim ñuy may daal lim ñu si jox akas néew waaye ñu ko koy sante daal. mais oto bi am na xaalis mu ngi dépensé si clientèle bi nga am mun nga am client yoo xam ne daal am client yoo xam ne amuñu yéen daal di oublié client bu ñëw si yow bu gis sax nga am lu baax dañuy mer ñuy sant yàlla. métier bi nag jamono ji di laaj nga def formation ci école yi ñi nga xam ne yàgg nañ lool ci métier bi ñu ciy artu apprenti yi. xale bu bëgg a mécanique léegi na nga jàng école am niveau bu baax waxoon niveau ay bac de ay bac plus 2 ngay bac plus 3 ngay pour nekk mécanicien bu baax. foog nga jàng mënoo tëb nii rek di ko jël nii non foog nga jàng nag école yi ngi fi am na yenn école yi fi nekk bëgguma citer ay tur mais am na école yoo xam ne boo demee fi faire la mécanique wala électronicien yooyu yëpp da ngay dem nga jàngi. bu njëkk loxo ak jàng bi ngay def ci garage yi moo daan def ab mécanicien ñi nga xam ne ñoo ciy liggéey woowee tuñ leen ay ouvrier ndax formation ci école yi lu war la ngir def bi di liggéey professionnel yi xam nañ ko bu baax ba tax ñuy artu kilifa yi ñu dugal seen loxo ci projet yi nga xam ne ñu ngi koy taxawal ngir avancer métier bi fii ci Sénégal. mu ngoog métier de la semaine ñu àndoon ceek électromécanicien yi ak leeral suñu ndaw di Adjara Ndiaye nekkoon ponk bu mujj ci xibaar yi ci digg bëccëg bi ñu leen jaajëfal mbokk ci teewlu bi li ci jaajëfal technicien ci àndoon xibaar yi ngoon lay dikkaat juróom-ñaari waxtu ak juróom-ñetti waxtu laata boobe ñun ñaanal ngoonu jàmm ànd ak taw feex di ko sàkku ci yéen jamono bu nekk wasalaam. DTV, la magie de la télé vous suit partout dans le monde avec son nouveau service disponible sur les supports.
Windows, iOS, iPhone, Android et tablette. La DTV, sous vos yeux, partout, à tout instant. Avec la DTV, vivez la magie de la télé. Pièce par pièce, dans les locaux, les députés de la Commission Culture et Communication ont tenu à s'enquérir de l'état d'avancement de la mise en œuvre de la TNT au Sénégal. Une visite très satisfaisante selon ces parlementaires. La TNT est une fierté nationale. Évidemment, nous sommes ravis de constater que ce sont des Sénégalaises et des Sénégalais qui font ce travail. Il n'y a pas d'expatriés, des jeunes Sénégalais et je pense que c'est un grand plaisir de le voir et c'est rassurant aussi. On dit qu'on n'est pas rentré dans l'histoire, hein, mais enfin tout cela, je crois que ce n'est pas vrai, on le démontre tous les jours. Et c'était vraiment le premier constat qu'on a fait. Ensuite, c'est un projet qui est difficile et qui n'est pas simple. Il faudrait que tous les Sénégalais puissent partout, sur le territoire national, avoir le même signal et gratuitement pour les télévisions sénégalaises. Au nom du président Babacar Touré, qui avait en charge cette mission-là, avec le comptant, en son nom, je me dois de remercier les honorables députés d'avoir bien voulu se déplacer pour venir voir un projet qui appartient au peuple en réalité. Je dois aussi me féliciter de savoir qu'une société bien sénégalaise, qu'une entreprise sénégalaise comme Excaf Télécom a pu faire un tel travail, un travail énorme, un travail de qualité. Cette technologie, une fois mise en œuvre, va permettre l'ensemble des citoyens sénégalais, là où ils sont, que ce soit de Dakar jusqu'à Fongolani, de recevoir l'ensemble des chaînes de télévision nationale avec la même qualité d'image et la même qualité de son. Vous voyez déjà qu'un député du peuple qui vient visiter une technologie qui va venir satisfaire son peuple dans la réduction de cette fracture télévisuelle est déjà un pas extraordinaire. Bon, notre premier devoir était de les informer du travail effectué par Excaf, du rôle qu'effectué par les employés, les Sénégalais qui travaillent pour nous, et également de magnifier le partenariat qu'on a avec l'État du Sénégal et avec les Sénégalais. Parce que nous travaillons pour les Sénégalais,